assalaamu aleykum ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yépp di dellu si di leen ndokkeel ci weer bu tedd bii di shahru ramadan tey ñu fas yéene ñëw ci leçon du ramadan numéro 28 ci waxtaan bi nga xam ni moom lañu entamé woon ñu koy tuddee le cheminement vers Allah en rapport avec le dhikr yàlla dogal démb ñu nekkoon ci dialogue bi nga xam ni moo concerné woon ruuxu alif te di xatmiye bi waaye ñu indi woon ca aussi facette yi nga xam ni ci ngay déggee ni lumière amul frontière ndax organisation bi nga xam ni moom la ci boroom bi faral di def ci ni lumière di doxe tey ñu ñëw ci beneen particularité boo xam ni moo am ci milieu ghaib te muy rooxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Muhammad su décider dialoguer avec la manifestation de la réalité divine li ni ciy njëkk jàpp mooy ruuxu yonent bi moo gën ci ruux yi leeru yonent bi moo gën ci leer yi jëmmu yonent bi moo gën ci jëmm yi looloo tax boo seetloo dialogam muy am particularité bu bokkul ak yeneen yi nanka miine woon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su décider dialoguer avec la manifestation de la réalité divine dafa am benn organisation bu ñuy taxawal ci monde ghaib bu décider dialoguer moom yonent bi rek dafay am organisation bu ñu taxawal ci monde ghaib mooy décoration de lumière yi nga daan miin ci ghaib yépp da ngay gis ni dañuy changer jël beneen décoration lumière boo xam ni boo ko xoolee bu weex tàll lay doon décoration lumière boo xam ni boo ko xoolee dafay weex ba su yàlla dimbali woon ba bu yàlla dimbaliwul woon sa bëtu lumière bi nga koy xoole kon lumière boobu mën na yàq sa vision tellement que ni muy leere waaye tellement que ni muy weexe soo gisee changement de décor boobu ci monde ghaib da nga yëg ni dañoo tuddee le meilleur des êtres créés te mu mérité ko moom yonent bi mooy bëgg dialoguer avec la manifestation de la réalité divine su boobaa moom ruuxam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fas yéenee dem di projeté wu ndax ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme li ko ëmb lépp ay rayon lumière la buy dem da ngay gis ni dafay projeté wu ci rayon lumière yi gën a intense
te mooy rayon lumière yi nekk ci kanamam nga xam ni fuyu daat yaa ngay jóge ci lumière u borom bi subhaanahu wa taala moo tax lumière u yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak rooxam buy dem di projeté wu jëm ci lumière bi gën a intense da ngay gis ni dañ koy sargal fu mu jaar dañ koy sargal loolu moom dong moo ko am dafay romb rooxu yonent yi ànd ak rooxu axtaab yi ànd ak rooxu wali yi ànd ak rooxu muumin yi ñu daje di ko bàkkal ci passage am naan ka yaa Muhammad yaa Habibi baat boobu lañu koy wax yaa Muhammad yaa Habibi rooxu yonent yi ànd ak rooxu axtaab yi ànd ak rooxu muuminuuna yi ànd ak rooxu wali yi ñoom ñëpp ñu daje bu rooxu yonent bi dee romb pour dialoguer ji avec la manifestation de la réalité divine ñu koy bàkk ci yaa Muhammad yaa Habibi mu continuer doxam moom rooxu yonent bi waaye ci doxam boobu muy demee di dialoguer bu rombee rooxu malaayika yépp sans exception da ngay dégg ñoom it ñu di ko bàkk ci yaa Ahmad yaa Sayyidi bu leen rombee nga dégg ñu naan ka yaa Ahmad yaa Sayyidi nga dégg ñu naan ka yaa Ahmad yaa Sayyidi rooxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it ma nga continuer jëm pour dialoguer avec la lumière intense te di la manifestation de la réalité divine waaye nga gis mu romb espace intermédiaire yi aussi benn bu ci nekk ci ñoom sans exception dañuy ànd di sargal ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa décider dialogue ji ñu naan ko yaasiin yaa xalili naan ko yaasiin yaa xalili naan ko yaasiin yaa xalili noonu la leen di rombe moom ruuxu yonent bi ci sargal boobu waaye gis nga bu àggee fa muy dialoguer avec la manifestation de la réalité divine àggam boobu ci milieu bi muy taxaw siège fa milieu boobu yàlla mësul bind mbindeef bu fa taxaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu jegee boroomam amul kenn ku mës a jege boroomam lu ñu toll milieu bi muy taxaw bi yàlla dee bind mbindeef ba léegi mësul bind mbindeef bu fa teg tànkam ci milieu boobu lay communier moom yonent bi avec la lumière intense su dialogue bi dee débuté yàlla day génn ci benn manifestation boo xam ni day dellu dans sa réalité mais dans sa réalité profonde ca lay génn ak manifestation loo xam ni buñ ko doon natt ci leer dañ koy delloowaat ci ismullahil kabir dañ koy delloo ci ismullahil kabir su génnee dans cette réalité moom borom bi ca lay séparé wu ci ñaari phase benn boulu lumière bu nekk ci droite ñu koy tuddee la manifestation divine moom muy dellu ci Allahu tajaliyaat benn buulu leer boo xam ni day féete ci gauche ñu koy tuddee la manifestation du milieu divin muy taxawee moom it ismullahil azam bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kàddoom laata mu koy yëkkati pour dialoguer ak boroomam dañuy dégg buulu lumière bi nga xam ni moo tudd la manifestation du milieu divin dañu ëmbe ko ismullahil azam bi mooy njëkk nuyu dalal rox bu sell bi mu janool te muy rooxu sayyiduna Muhammad daal di koy fay
su ko fayee nuyoo ba pare buy commencer dialogue am buulu lumière bi ñu ëmbee ismullahil azam bi te mu nuyu woon ko dafay noppi léegi nag li koy tontu ci dialogue bi mooy la manifestation de la réalité divine mais dans sa réalité profonde muy buulu leeru ismullahil kabir bi mooy tontu ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dialogue am lu mu dialogué ak moom mu tontu ko waaye aussi il faut ñu leeral ni gis nga galañu kàddu gi yàlla di wax ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci milieu boobu yàlla mësul yëkkati galañu kàddu googu wax ka ak mbindeef beneen galañ la boo xam ni kenn mënu ko dégg lu dul ruuxu sayyiduna Muhammad lu ca beneen mbindeef déggaat lu mu woyefal la ba mën la ko nettali su ko defee buulu lumière boobu dialogué ak moom foofu bu dialogué ak moom ba dialogue bi jeex bu ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de retourné beneen buulu lumière bi féete woon ca droite ca tàmbali ba ñu koy tuddee la manifestation divine muy buulu lumière u Allahu moo koy accompagner ruuxu yonent bi di dox ci espace intermédiaire yi ba muy génn xayb kon gis nga moom dafay romb ñu sargal ko ruuxu yonent yi ak saalihin yanu àndal yaa Muhammad yaa Habibi buy dem dialogue ba bu rombaatee ruuxu malaayika yi ñu gën ko sargal yaa Ahmad yaa Sayyidi su rombee espace intermédiaire yi ñoom it ñu gën ko sargal yaa Siin yaa Xalili bu ñëwee buulu lumière bi génn di la manifestation de la réalité divine ñu ëmbe ko ismullahil kabir bi génn dans sa réalité profonde séparé wu ci yeneen ñaar mu génne benn ci droitam ñu koy tuddee la manifestation divine Allahu génne benn ci gaucham ñu koy tuddee la manifestation du milieu divin ismullahil kabir bi bu ismullahil azam bi la manifestation du milieu divin ismullahil azam bi bu ismullahil azam bi nag moo koy nuyu yonent bi saafoonteeg moom fayanteeg moom ba noppi tàmbali dialogam buy tàmbali dialogam la manifestation de la réalité divine mais dans sa réalité profonde mooy dialoguer ak moom ci ismullahil kabir bi lumière boobu bu paree dialogue bi ñu defe ni jeex na la manifestation divine du lumière u Allahu bi gunge ko ba muy wàcc espace intermédiaire yi di génn milieu xayb kon nga gis yàlla gëdd gi mu jox yonent bi ak taxawaay bi mu ko jox ak daraja ji mu ko jox mësu ko jox mbindeef te dootul jox mbindeef gëdd gu ni toll kon tabarakallahu yal nañu yàlla yàgg yiir ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàgg ñu yiir ci barkeem waaye yàgg ñu yiir ñuy ànd ak moom ci yaa Muhammad yaa Habibi yaa Ahmad yaa Sayyidi yaa Siin yaa Xalili assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu